chaque samedi mbégte ca waxte la ñuy àndal di feggoog yéen ci Total Buzz comme ni ñu ko baaxoo di defee file ci Seneweb yéen ñu koy teewlu saa su ne nuyu nañ leen dalati leen jàmm comme ni ñu ko tàmm di defee tey nag dama koy doori ci diwaanu Ziguinchor ak rek enquête bi ci génn àdduna ki nga xamante ne ni moo di Idrissa Goudiaby di taximan bi nga xamante ne moom la ñu faat ci manifestation Yewwi Askan Wi bu ñu doon amal fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru juin foofee ca diwaanu Ziguinchor enquête ba nag daal dinañu koy boucler procureur bu Ziguinchor jébbal na réquisitoire àttekat bu nga xamante ne ni moom moo rek war a leeral boobule mbir daal dinay sàkku si moom ngir rek mu xool lu sabab génn àdduna ndaw googee di Idrissa Goudiaby waaye nag am na lu bizarre la ñu nemmeeku ca boobule document nga xamante ne ni chef parquet bi daal dina koy rek jébbal ki nga xamante ne moo di magistrat instructeur bi bu ñu sukkandikoo nag ci xibaar yi nga xamante ne ni moom la ñu ci dal di jot chef parquet bi visé wul kenn waaye it pointé wul it kenn wa ila si benn infraction laata rek muy dal di requérir inculpation kenn wala wala ñenn précaution bi ni mel nag dara taxu ko jóg lu dul rek placé attekat bi ci ab piste ngir mu rek dal di amal instruction am si anam gi nga xamante ne ni dina doon anam gu mucc ayib ba tey rek bu ñu sukkandikoo si xibaar yi procureur bu Ziguinchor deful lenn ci rek loolee te am na matière bu ñu rek bi nga xamante ne ni rek am na ci boobule mbir ba tey bu ñu sukkandikoo ci xibaar yi ci fàttali sax autopsie bu ñu mujjee def rek si néew ki nga xamante ne nii moo di Idrissa Goudiaby dafa dal di firndeel ni daal balu fetal moo ko faat di lu tax rek ñu dal di am ay soupçon ci gendarme ya nga xamante ne nii ñoo nga doon jëfandikoo rek seeni ay arme bés boobee ngir rek maintenir ordre bi yema woon nag fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru juin ci diwaanu Ziguinchor gannaaw loolee nag duy bu ñu for tamit si rek fu soriwuloon dara néew ba ki leen Idrissa Goudiaby bi doon na tamit la nga xamante ne ni gën na teyal xelu ba ña nga xamante ne ñoo di ay mbokkam partie civile bi képp nag moo doon défilé si diggante bureau wu enquêteurs yi boobu ba tey ñi nga xamante ne ni ñoo di gendarme yi amul ñee kenn kañu ca dal di teewlu 1800 tonnes rek nitrate ammonium yu ñu dal di rek def si juróom-benn fukk ak juróom-benn camion la rek askan wa yeewoo ca Ngunjaan dal di dëkkaaleel bu ñu sukkandikoo sax ci ki nga xamante ne nii moo di Guy Marius Sagna moom mu ci yëkkati ay kàddu di alerté nee na daal substance boobee sax moom moo dal di rek rasé woon Beyrouth atub 2020 ñaari fan ci weeru février atub ci weeru janvier atub 2022. ci invitation collective pour la défense des intérêts de Ngoundiane participé woon na ak FRAPP ci ab manifestation ca buntu mairie bu Ngoundiane jëmale ci lu ñu bëgg a soppi commune boobee magasin wu nitrate ammonium mu dénoncé woon ko moom moomee di Guy Marius Sagna naka noonu la député bu bees bi la di interpellé njiitu réew mi Macky Sall ngir mu jël si rek li nga xamante ne ni moo di ay matukaayam ba ñu delloo juróom-benn fukk ak juróom-benni camion yooyu fa ñu jógee ko woon te sénégalais yi sonn nañu ba noppi ak mbënd mile dundu gu cher gi lee ak rek mbirum spoliation foncière gi kon nag waruñoo def lu dul rek aar ñi nga xamante ne ni ñoo di sénégalais yi ci danger yu nitrate ammonium yi mu daal di koy xamle moom moomee di Guy Marius Sagna. askanu Sénégal ñàkk na rawatina ñi nga xamante ne ni ñoo di communauté musulmane bi gannaaw rek ba ñu ñàkkee ki la di imam Alioune Badara Ndao moom nag daal dinay mujjee génn àdduna guddib altine jàpp talaata gile ñu daal di weesu gannaaw ba ko feebar tëralee woon ci ab diir lu gàtt lool moom moomee nag ñoo ngi ko yóbbu woon urgence hôpital Fann bu Ndakaaru ne nañ nag loxo gi méttee ko fa yóbbu woon waaye nag bañ demee ba ca biir daal la mbir ma rek doy waar ba mu mujjee ji rek réanimation ba rek doon ku ñàkk bakkanam ci fàttali waa Kopar Express jotoon nañu ko lancel ab collecte bu yàggul dara gannaaw ba mu tëddee ngir dimbale ko gannaaw ba ñu xam leen ni dafa tawat ba sonn si lu matul nag ab diir bu yàgg la daal di génn àdduna moom moomee di imam Alioune Badara Ndao di xibaar bu tiis ci askanu Sénégal si rek diiru sax lu mot juróomi waxtu lañ ko jot a dajaleel lu mot fukki million ak ñaar laata rek koppar gi mujjee yegg ci lu ëpp ñaar fukki million ci suñuy
koppar. Équipe Seneweb yëpp nag dellu di koy jàll ay mbokkam ak rek jege ñaalim rawatina askanu ba Sénégal. Ba tey si génn àdduna imam Alioune Badara Ndao tristesse ak rek nakkar gu jéggi dayoo la ñu gis ci xar kanamam moom moomee di Moustapha nekk taawu imam Alioune Badara Ndao mi nga xamante ne ni moom moo génn àdduna guddi ba altine jàpp talaata waaye nag seede xarit yi jege ñaale yi ak mbokk yeeg taalibe yi daal dina koy jox ndëgër laay ba craquewul benn yoon moom moomee dem na sa ba mën a yëkki ay kàddu def ay seede yu rafet si ki nga xamante ne nii moo di waajuram bu góor bu dëddu àdduna gannaaw moom Guy Marius Sagna tamit indi na ay seede yu rafet ci imam Ndao am sax la mu jot a fàttali si rek ba mu koy nettali ne daal ci Rebeuss na mu bañee woon na ñett ne duñu ko futti di rek la nga xamante ne nii Guy Marius Sagna jot na koo xam ne si lu ko imam xamaloon mu daal dina daal nit ku courageux la doon gis ci jëmm joojee di imam Alioune Badara Ndao mu dal di dëddu àdduna bu dee nag ki lee di professeur Cheikh Oumar Diagne moom daa am ay xel ñaar ci rek génn àdduna imam bile tax sax mu doon sàkku ngir ñu rek def ko autopsie di rek réaction am si li ni mel gannaaw ba mu gisee ne daal am na luy ñuul ci soow mi. ñu woolu leen alxames bi la ñu génne ca division des investigations criminelles ki lee di Abdou Karim Gueye Xurum Xaq ak professeur Cheikh Oumar Diagne daal dinañ leen di téye ñoom ñoo ñee nag ba ñu leen auditionné ba noppi dañu leen placé en garde à vue bu ñu sukkandikoo si xibaar yi ñoom ñoo ngi leen di toppee biral yi xibaar ya nga xamante ne ni dara amu ca ngir rek kàddu yi ñu yëkki di dut baaraamu tuuma état ne daal moom mooy responsable génn àdduna ki lee di imam Alioune Badara Ndao ba tey bu ñu sukkandikoo ci xibaar yi Karim Xurum Xaq moom dafa bañ sax ne ñett ne du tontu directement laa jub ñi leen di enquêteurs yi la mu xamle daal moo di awma lenn lu may wax ci lu sabab génn àdduna imam Ndao te it awma benn commentaire gu may def si kàddu ya nga xamante ne ni daal dinaa koy yëkki mu xamal leen ko moom activiste bi laata muy rek dal di lancé ab bataaxal njiitu réew mi Macky Sall ne daal moom moom Abdou Karim Gueye Xurum Xaq bu sañoon Macky Sall dafay jël daal ab bés def ko deuil national jëm jagleel ko ki la di imam Alioune Badara Ndao mi nga xam ne dundam yëpp da koo xeexal diine l'islam ak rek ay valeuru Sénégal. ba tey ngeen di teewlu Total Buzz du jëmale ci leneen Sitor Ndour ak rek xale ba koy tuumal mbirum viol di accaw ay tam toll si fukk ak juróom-ñaar taxaw nañu alxames bi la ñu génne ñoom ñaar ñëpp ca kanamu àttekat bu yor seen dossier di Mamadou Seck bu ñu sukkandikoo ci xibaar yi Sitor Ndour dafa weddiwaat tuuma ya nga xamante ne ni moom lañ gàcc ci ndoddam di mbirum viol waat ne bés boobee yemoo woon ak altine fukki fan ak benn ci weeru sulet xale bi lee di accaw moo ko fekk rek ca néegam ne ko loxoom day métti mu diwal ko ca pommade ba pare daal di koy bàyyi mu dem naka noonu la toogee nee na ay simili dem ca néegu xale ba ngir xool rek naka la loxo ba def ba mu demee fekk muy jooy di jàmbat loxom ba tey naka noonu nee na la ko ne daal na dal di ñibbi wax yaayam mu yóbbu ko hôpital mu daal di dem nee na nag ba mu defee ay waxtu la gis xale bi dellu si waat ca kër ga ànd ak yaayam ngir rek daal di koy jiiñ mbirum viol Sitor Ndour nag nangu na ni sax mi ngi doon jéem a nëppal mbir mi di proposé yaayu xale boobu koppar li ni mel enregistrement bi nga xamante ne nii rek yaayu xale bi daal dina koy enregistré si seen jokkoo téléphone doon na rek la koy dal di firndeel si noonu la ne même su dee violé wul sax xale bi bëggul woon mbir mi claté ndax luñ koy tuumal dafa doon rek mbir mu graaw lool ba tax na daal xaritam moo ko ñaax li ni mel ne ko daal yaayu xale bi xaalis la bëgg jox ko xaalis mbir mi bañ a bir ndaxte bu biree boo deful sab der dina yàqu loolee sax nee na moo taxoon mu woo ko ba Sitor Ndour noppee nag la ko xale ba koy tuumal dal di weddiwee ne daal ki la di Sitor fekk na ko néegam caabi buntu ba noppi violé ko laata muy naan amoon na deret sax ak maniwu ci kilote ba mu soloon ak drap bi moom muumee di xale bi si noonu ne la ko rek attekat ba ne lu tax kon joxul kilootam boobee enquêteurs yi mu xamal leen ni daal ba mbir mi amee ba noppi daf ko dal di fóot moom muumee di accaw gannaaw loolu la ne Sitor Ndour caleçon bu beige la soloon Sitor weddi ko il a rectifié ko ne bu weex la woon ami ay motif examen ya ñu def nag ngir détecter ay traces violence ci loxoom bi ak rek test ya ñu def ngir retrouver ay traces maniwu ci rek awram moom xale bi dañoo dal di négatif bu weesoo loolee gendarme enquêteurs yi xam leen nañu ne tamit gisuñu deret ak sperme yëpp si drap bu nga xamante ne nii xale bi nee na ci la ko Sitor dal di violé rax ci dolli médecins yi nee nañu xale bi ñàkk na ndawam bu yàgg loola gannaaw nag loolee si njeextalu confrontation beeg partie civile bi avocat wu Sitor Ndour di maître Ousmane Seye daal dina rek sàkkul bàyyim dëgganeku ki nga xamante ne ni moo di client wam bi
Malick Cissé ñu gën koo xam ci turub Mor moom mooy borom këru ba kile rek di rek Mami Doura Diallo mu ñàkk bakkanam ca bërëb bu fajukaay ba nekk ca diwaanu Kédougou moom ak doomam moom moomee nag di ancien militaire nee na daal bu si njëkk dafa bral di rek bëgg a indiqué ni auditu rek ministère de la santé et de l'action sociale ay rek kàcc la mu daal di koy xamle benn parti képp la ñu déglu du dëgg ndaxte rek sama doom mi ngi doon dund ba ñuy arraché boppam bi laataa ñu koy dugal ca bocal moom moomee nee na sax ca bocal boobee la gisee rek bopp doomam ak yaram ga dal di tàggale ko di mbir mu doy waar naka noonu la ne wax na nag ak gynécologue bi ne ko daal soxnaam par césarienne rek la war a wasine waaye daal comme rek na mu ko defee woon ba noppi ak seen doom ja nga xamante ne ni am na jamono ji ñeenti at mu xamle ko si noonu la ne nag yàq nañu addunaam wa ila famille am ci seen rek conneries yi ba noppi rek seen ay syndicat di génnee ay communiqué ngir rek nekk di tëkku ñëpp faat nañu astu soxna ak doomam fukki bébé ak benn ya ca Tiwaawoon tey ñu faat sama soxna ak sama doom waaye dara ndax dañuy annoncé ay grève ba noppi état di sedde mu xamle ko moom borom këru Doura Diallo gannaaw loolee mu ne nag ba njeextalu dundam moom moomee dafay dal di xeex jëmale ci càggante ak rek conneries ya nga xamante ne nii mi ngi xew ci kër docteur yi ak bile manipulation ñoom ñëpp nag waxuñu dëgg ndax soxnaam nee na daal ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru août la fa rek dal di dem ngir dal di wasin waaye nag dañu ko renvoyé waat ba ca ëllëg sa te waxuñu loolee nee na benn yoon ci seen communiqué bi nga xamante ne ni moom la ñu biral ñoo rey soxnaam ak doomam mu xamle ko laata muy naan si diggu opération ba sax la gynécologue ba dal di génnee nekk di tux cigarette te ba mu waxee anesthésiste bi ne ko rey nañu sama soxna ak sama doom nee na da doon jooy yëkkat ba mënutoon yëkki benn kàddu ndax xam na li nga xamante ne ni moo xew gynécologue bi dafa paniqué woon dañoo def seen bêtise ba noppi di chantage yoon mu xamle ko ba tey moom moomee di Malick Cissé ñu gën koo xam ci turub Mor borom kërub Doura Diallo. Mbirum force spéciale gi la enquête gañ ca yamal ak arrestation yi lee jeexagul ba tey jilee daal nañuy am sax keneen ka nga xamante ne nii teg nañ ko loxo ci mbir minimel si rek mbirum force spéciale gi kookee nag du kenn ku dul Yaya Cissé bu ñu sukkandikoo nag ci xibaar yi ñu ca jot moom moomee di tailleur ni ki àllarba bi lee ñu weesu la ñu ko daal di teg loxo ca diwaanu Lindiane nekk ca Kaolack naka noonu moom moomee dina fekk ji si kaso gi ñeneen ña nga xamante ne ni ñoom la ñuy tuumal ne dañu bokk ci force spéciale gi te ñu placé leen sous mandat de dépôt si ndorteel li nag ñoom ñoo ñee ñu ngi toll woon ci fukk ak ñaar laata ñuy doon jamono jilee fukk ak benn gannaaw ba François Mancabou génne àdduna Yaya Cissé nag mi ngi bokkoon ci liste juróom-ñetti suspect ya nga xamante ne ni ñoom la àttekat ba rek dal di rek dooroon ab mandat d'arrêt laata nag moom Aïcha Dia Awa Dia ñu gën ko xam ci turub Nadine lañu daal di teg loxo gannaaw loolee police mu ngi wër juróom-benn ña nga xamante ne ni ñoo si des te ñu ne rek ci force spéciale gile la ñu bokk di dun xaaf Ousmane Diouf Khadim Ndiaye Babacar Ba Ousseynou Seck ak Max ñoom ñoo ñee ñëpp nag ñu jàpp ni daal si force spéciale gile la ñu bokkoon ñoo ngi leen di toppee complot contre l'autorité de l'État, association de malfaiteurs, terrorisme ak yi ni mel. Ay éléments yu sûreté urbaine bu commissariat central bu Ndakaaru daal di nañuy interpellé ab gendarme bu nekk en service ca section de recherche de la gendarmerie bu Colobane ngir mbirum extorsion de fonds si lu tollook juróom-benn fukki millions ci suñuy koppar ci ab ressortissant cubain bu dëkk file ci Sénégal moom moomee nag ñetti nit bokk ci ñaari gendarme ñoo ko dóor koppar gu tàkk góogee bi ñu sukkandikoo ci suñu ay source ñoom ñooñee nag dañu ko gëmloo woon ni daal dafa nekk si mandat d'arrêt naka noonu la ñu ko ne daal mun nañ ko dal di dimbale ñoom ñooñee di ñaari gendarme yeeg ab civil xamal ko ni daal mun nañ ko génne Sénégal te kenn du yëg mu fay leen ca juróom-benn fukki millions ci suñuy koppar ba ñu demee ba ca biir nag la victime ba xam ne daal ne ay escroc lay jëflanteel tax mu jubali fa mba xam ne doon benn déposé plainte ca sûreté urbaine bu commissariat central bu Ndakaaru naka noonu la sa enquêteurs yi ubbee seen rek enquête ngir leeral ko ci seen saytu ya la policier ya daal di interpellé ab gendarme
gendarme bu nekk ca section de recherche de la gendarmerie bu Colobane ak benn rek jege ñaale plaignant bi jamono ji nag ñoo ngi en garde à vue ngir rek wàllum extorsion de fonds si lu toll ko juróom-benn fukki millions ci suñuy koppar fi mu ne nii nag policiers yi beneen gendarme ba nga xamante ne ni daal dinañ ko ci lim la ñuy wër. ñu xuus ci langue politique yi député yu 14e législature bi ni ki rek altine buy ñëw la ñu dal di war a installé wu la gën a nag jur coow ci mbir mi ni mel mooy rek fàllu ba ki nga xamante ne ni moom mooy jiite assemblée nationale gannaaw nag ba fa Moustapha Niass dal di jóge ko keneen la ñu fal keneen la ñu war a fal rek ngir mu dal di gérer boobule poste di njiital assemblée nationale bay bés bi nag daal di nay rek identifier ka nga xamante ne nii nee nañu moom la ñuy fal njiital assemblée nationale kooku nag du kenn ku dul Aminata Dia di rek membre AFP donc membre Benno Bokk Yaakaar moom nag ay atam a ngi toll si juróom-ñaar fukk ak juróom-ñett mu juddoo ca diwaanu Ziguinchor di ab comptable moom moomee mooy tamit njiital femme progressiste yi file ci Sénégal nekkoon tamit ba file ni lee may waxee ak yéen membre au conseil des collectivités territoriale Aminata Dia ñaari secrétaire ñoom ñoo koy dal di assister di rek soxna Ba bu Yewwi Askan Wi ak Serigne Abo Mbacké bu rek Serigne Abo Mbacké Thiam bu wàllu ñoom ñaar ñëpp fare si kujje gi juddu it atuba 1990 ba tey bu ñu sukkandikoo ci xibaar yi bàyyeekoo bés bi trio bi nag bu ñu falee bureau bu beesu assemblée nationale bi rek dina cédé place am ak si bopp bi kuy wuutu kile di Moustapha Niass. ba tey ci mbir mi ni mel manœuvre état major yaa ngi jaar yoon si lu ñeel rek installation député yu 14e législature bi fukki fan ak ñaar ci weeru ba septembre bi la ñu nekk ak fallu ba njiital assemblée nationale ci nekk biir Benno Bokk Yaakaar amul kenn ka nga xamante ne nii daal dinay annoncé candidature am ki li nag di Macky Sall moom mooy tànn rek candidat wu majorité bi kuy wuutu ki nga xamante ne nii moo di Moustapha Niass waaye bu dee nag si biir jega ñoo ngay xëccoo rek positionnement bi ku nekk rek di jëmale ca sa boor wàllu moom candidature Lamine Thiam bu PDS la daal di annoncé ci waxtu bi nga xamante ne ni ca Yewwi Askan Wi turu Barthélémy Diaz ak kile di Ahmed Aïdara ñoo ngi fay circuler conférence leader yu boobule coalition dafa sàkku si ñoom ngir daal ñu def rek profil ba si waxtu bu ñuy rek xarendi ñu fësal seen tànneef kaddu gi nag respecté nañu ko waaye daal manœuvre souterraine yaa ngay wéyandi bu ñu sukkandikoo ci xibaari meeru Dakar bile moom mooy mëne offensive bi ndaxte nee nañu Barthélémy Diaz moom mooy jéem a convaincre ki la di Ahmed Aïdara ngir mu retirer candidature am même source bi daal dinay xam le ne meeru Dakar bi daa gis ne daal jiite assemblée nationale képp moom moo koy tee dem ci kaso gi ngir lu ñeel mbirum Ndiaga Diouf bi ak tamit Sonko bu Adji Sarr di tuumal wàllum viol ay jegeñaale Barthélémy nag nee nañu si meeru Dakar bi ak Ousmane Sonko demul ci kaso gi mun na tax rek ba ñu gàllankoor Macky Sall mu mun a mu ñàkk amal ñetteelu mandat waaye nag bu ñu leen tëjee ràpp ci kaso gi danañu xàllal Macky Sall yoon wi ndax du gis kenn ku koy rek baare ngir mu def la nga xamante ne ni moom la bëgg a def di amal ab ñetteelu mandat. ca mairie bu Ndakaaru lay dal di jubali maire ba di Barthélémy Diaz daal dinay wane boppam gannaaw nag peyooru ay membre cabinet ya nga xamante ne ni dañu ko dal di bloqué kile di Barthélémy Diaz la mu fas yéene def du lenn lu dul daal dem fa mbaxane doone benn ngir lijjanti boobule mbir bu ñu sukkandikoo ci xibaar ya ñu ca jot maire Ndakaaru bi daal dinay jël sax ab pool d'avocat ngir ñu topp boobule dossier gañañu visé nag du ñenn rek ñu dul rek ki nga xamante ne ni moo di préfet bu Ndakaaru ak ñëpp ña nga xamante ne laale nañu ca boobule mbir même source bi daal dinay xam le ni laata ñuy recruter Guy Marius Sagna ak kile di capitaine Touré membre cabinet wu maire ba ñoo ngi doon jotandi seen payote te amuñu ca woon benn jafe-jafe waaye nag depuis rek ba Barthélémy Dias recruter ñaar ñi lee di Guy Marius Sagna ak Seydina Oumar Touré la ñu am jafe-jafe ngir jot ca seen ab payoor. xibaar bu neex daal dinay tàbbi ci Abdoulaye Bathily moom moomee nag la ñu daal di fal émissaire bu beesu ONU ca diwaanu Libye secrétaire
général des Nations Unies nag di Antonio moom moo ko fal daal di koy jox boobule poste bu ñu sukkandikoo ci xibaar ya ñu ca daal di jot falam boobee nag daa mel ni déggoo am na ca ci biir rek politique gi file ci Sénégal njiitu réew mi Macky Sall daal dina cay addu moom nag daal dina koy rafetlu tey ñaanal réussite ex-allié bile gannaaw nag njiitu réew mi Macky Sall ancien premier ministre bile di Abdoul Mbaye moom it dafa dane rek kontaan na lool ci li ni mel gannaaw ba mu ne daal lile daal dafa doon la nga xamante ne nii dafay rek honoré suñu réew mi di Sénégal tax daal mu fësala ba taaxal xam le ni rafetlu na ko lool ba fu rafetlu yem. Mbirum suñu njiitu réew mi la di Macky Sall samp ndëndëm ngir lu ñeel ab ñetteelu mandat si rek tànneefu njiitu réew atum 2024 daal dinañu ko koy laaj moom moomee Macky Sall ca Rotterdam ci Pays-Bas yi si ba ñuy amal rek sommet sur l'adaptation au changement climatique sud américain bi leen nag di rek Bloomberg moom moo teg boobu les sujets ca kaw table ja gannaaw bañ ko laajee suñu njiitu réew mi ci ab entretien wa ilaa waxtaan ba nga xamante ne ni ñoo ngi ko doon Macky Sall nag ba tey teggiwul tànkam fa mu ko tegoon di rek dut ga mu def ci bopp askan wi ndaxte moom moomee newul waaw waaye it newul déet ci lu ñeel ndax day amal ñetteelu mandat am déet bañ ko laajee nag li ni mel kile rek di Macky Sall lam ca tontu moo di daal bi leen laaj musuma koo tontu sama réew kon nag duma ko tontu bitim réew foofee daal la ca dal di yem laata muy naan doonul kuy jéem a la jël démocratie bi loolu la ca xamle di daal luy firndeel ni waxagul waaw waaye it waxagul déet ba tey jëlee si mbirum troisième mandat gile lam cay def daal boobu ba tey moo di ay wiiri wiiri. People Nabou Dash defkatu ñaawteef ya ñoo ko dal di gane ji ca dëkkuwaayam moom nag ba mu nekkee di amal digg live am la ñu rek dugg ca këram di koy agressé moom Nabou Dash ci boppam moom moo biral bile xibaar dal di fësal sax image yu vidéo de surveillance ba dal di xam le ni daal ab maire bu muuru moom moo ñëw ñu bëgg ko agressé wane oto ba ñu indi ca buntu këram na mu gaaree ba na muy demee si noonu nag la ne waaye am caméra de surveillance moom bul tiit ñu ngi nekk rek di def lu leen neex ak rek di mettre en danger dundu nit yi te rek kenn yooyu ca yàbbi si noonu lay tëkkoo ne moom mee nag dafa am arme am ay ngànnaayam ku dugg këram dafa lay faat mu xamle ko moom Nabou Dash tey naa it am na ay garde du corps mu daal di koy xamle ba tey ci vidéo ba nga xamante ne ni daal dina koy def di xamle ni dañu ko doon agressé ba ci biir këram ba tey ci mbirum Nabou Dash waaye fi mu ne nii ci digganteem ak kii lee di rangu ñoom ñaar nag ñoo ngay yëkkante lu mel ni xamee ci réseaux sociaux yi ku nekk nga yëkk musiba sa morom ak rek Willy Pandé di def ay vidéo di koy biral naka noonu ne la ci àddu moo dal di rek àddoo ne day ñaax Nabou Dash da doon sëy njaaloowul am na juróomi borom kër yàlla def na tàggoo nag juróom yëpp waaye nag loolee bu amee da koy nangu ne rek na nangu ndogalu yàlla te bañ a nekk ci internet bi di xas ak saaga ay ex jëkkëram ndaxte dafa am doom te day màgg te nag boom joojee bu màggee di gis saagaam yooyee dina doon la nga xamante ne ni dina ko rus gannaaw loolee mu ne rangu moom it ñaan na yàlla am borom kër ami njaboot te bëggul saagaam yooyee rek ëllëg ay doomam di koy gis ci internet bi dolli ci sénégalais yi amuñu jot boobee taluñu leen seen détail yoolee rangu nag dafa dankaafu ki lee di Nabou Dash gannaaw ba ñuy attaqué wante daal di koy rek xamal ni duma sa morom su dee guerre nga bëgg ñëwal dawuma sala yaay ndeer mu nekk nag yow ak Mami Ndiaye mu la yebal yëpp faalewuma ci kenn nee na Mami Ndiaye moomee nag ki nga xamante ne la doon bëgganteel la nangu ci ay loxoom di ab parisien ne ne daal kookee moo ko gis daal di barde si moom rangu mu defal ko lu neex nekk ak moom ba tax na nag loolu moom moo ko métti mu daal di koy xamle moom moomee ba tey rangu laata muy naan ki la di Nabou Dash rek ku yor ànd bu saf duñ doo ko rek Willy Pandé wa illaa dañ koy judduwaale di li nga xamante ne nii dañu koy jumboo mu xamal ko Nabou Dash naan ko màgget ba nga xamante ne nii la dangaa koobatu ba rek say toogukaay baaxatul ba tey mu xamal ko kii la di Nabou Dash ak yeneen Nabou Dash desul gannaaw benn yoon ci moom it def ay vidéo di koy yëkk lu mel ni xeme mbir muy wutale Adji Sarr ak Ousmane Sonko di dossier bi nga xamante ne ni sénégalais yëpp ay xaarandi ñu daal di koy leeral ci seen bopp daal dinay mel ni tàmbale naa rek bouger bu ñu sukkandikoo ci suñu ay naataango yu nekk ca Sénégal Actu di si kii di njiital Pastef bi di Ousmane Sonko dinañu ko auditionné date ba daal dinañ koy xam àjjuma lay doon ñaar fukki fan ak ñett ci weeru septembre atum 2022 bu fukki waxtu jotee ak benn ci suba doyen des juges nag moo koy teewlu bés boobee ci mbirum rek viol répétitif
collectif bu ko masseuse bi la di Adji Sarr di tuumal ci fàttali moom moom di Adji Sarr moom jotoon nañu ko teewlu ba noppi njiital Pastef bi moo si des waaye bu ñu sukkandikoo ci suñu naataango yooyee niki àjjuma 23 septembre 2022 bu 11h jotee dinañu ko teewlu moom it ci tuuma ya nga xamante ne ni moom la ñu gàcc ca ndoddam. Taskatu xabaar bile di Tange Tandian ana lan moo ko soppi way laa lan moo ko jëlee ca tànk ya mu taxawee woon ci mbirum viol bi wutale Ousmane Sonko ak Adji Sarr ab laaj bu ñu daal di samp la moom moomee nag daal di nay rek deltu gannaaw sa na mu taxawee woon ca boobule mbir gannaaw ba mu xamlee ni moom moomee di Tange Tandian dootul yëkkateeti benn baat jëmale ci mbir moomee di wutale Ousmane Sonko ak Adji Sarr même nag bu dee nag moom moomee di Tange Tandian lu mu daal di rek wax na ñu bëri lool wa ilaa xaaree wuñ ko foofee ak nam ca sooba woon teewul daal mu toog carrément ne mbir moomee daal dootu ca waxati lenn pare na ca moom moomee nag da doon dal sax dal yu métti meeru Ziguinchor bi waaye tey dafa taxaw temb ngir rek bañatee yëkkeeti benn baat ci boobulee mbir maanaam daal di cay mandu Maty Trois Pommes génn na ba seet ci audiovisuel sénégalais bi waaye teewul nag ak saa su ne lu xew rek mu ci dal di àddu ci réseaux sociaux yi ak ay vidéo ya mu cay dal di def gannaaw nag ba mu xamle ni mi ngi dëkk ca Europe rek depuis 2009 ndax ay exigence su rek vie de couple Maty Trois Pommes nee na dafa mës a engagé ci li nga xamante ne nii moo di rek moo di rek si lu mu nekk tax parcours am métti loola naka noonu ne la dal di xamle ni nag depuis ñaari at dafa taxaw temb di rek défendre Adji Sarr te lu tax rek mu dugg ca boobu la histoire du leen lu dul acharnement wu militant ak i sympathisant yu kile di Ousmane Sonko njiital Pastef bi jëmale ci jëmmam ji si noonu ni mu ne nag ba mbirum viol bi claté rek di dossier Adji Sarr bi lee dafa jot ay menace de mort moom Maty Trois Pommes bés ba mu invité avocat wu Adji Sarr bi lee di maître El Hadji Diouf tey préciser ne jamono joojee ay partisans yu Ousmane Sonko dañu doon teewlu ay live am bu baax a baax gën ca graaw Maty Trois Pommes nee na sax ay partisans yu Ousmane Sonko dem nañu ba créer ab groupe WhatsApp ngir coordonner agression wam anaka doone la ne Adji Sarr tamit dañu ko saaga diffamé ko comme nañu ko def moom moomee di Maty Trois Pommes. Lamine Samba ak waa télévision Futurs Médias ba mu doon liggéeyee neexoo tuñu gannaaw ba ñu ko gëjee gis lool ca écran wu TFM moom moomee di Lamine Samba doonoon la ñu jaaxal lu bëri moom nag moom moo dal di yëkki ay kaddu ne rek dafa am jafe-jafe ak waa TFM tey tëkku ne dina jóge ko ca boobule télé gannaaw ba mu si rek xamle ay kaddu ne daal ndax ki lee di Ndiaga Ndour ak Bouba Ndour ñoom ñoo daal daa mel ni ñoom la joteel dal di ne nag alalu ku sàggan ku faaxlu rek moo koy dal di jël ndax moom kenn du ko dal di rey te kenn it du ko suul te deewul moom Lamine Samba te moom mooy taskatu xibaar reporter ba nga xamante ne nii bépp télé soxla na ko tey waaye nag yàlla dafa defoon mu nekk TFM ba tax na boo yoree ku ñëpp soxla da nga ko war a téye bu baax a baax si noonu la ne Cheikh Niass bu Walfadjri bu sañoon tey mu dem ca télém ba Bougane Gueye Dany naka noonu bu sañoon tey mu dem sa Sen TV si noonu la ne nag xamul kër Youssou Ndour tey leeral ne weer wile sax TFM fay na ko lépp la ñu di signé ak moom ci contrat wam bi ñoo ngi koy amal bu baax a baax ndaxte rek CDI la signé ak ñoom laata muy naan kenn mënu koo yàqal carrière am moom moomee di Lamine Samba te nit mënu ko remplacer ci lu muy def te bu muy siiw Bouba Ndour ak kile di Ndiaga Ndour yëpp ba ci Birane Ndour siiwuñu ba muy nekk Walfadjri di koy toj ñoom ñooñee ñëpp amuñu télé amuñu rajo mu daal di koy xamle te nit mënu ko sacrifier ci àdduna lu ko waay def rek moom la neex ndax si dolli CDI wam daal la am fa muy liggéeyee ba tax na même buy bàyyi faw rek mu def préavis benn weer lu ko mooy dañu koy attaqué ba tax na kon moom moomee du new pom la mu daal di koy xamle gannaaw ba ñu ko rek mun nañoo ne écarté ca rek plateau wu TFM ya tax rek ñu gëj ko gis. mu nekk ñetteelu taskatu xabaar bi lee di Cheikh Yérim Seck taskatu xabaar bi lee tamit di Astou Dione dal yu métti la ñu ko dal ci réseaux sociaux yi gannaaw ba ko Cheikh Yérim Seck jëlee rek ñetteel depuis nag ba ñu xamle xibaar boobee internet ya nag ñoo ngay yëkk lu mel ni xeme ki la di Astou Dione gannaaw ba ñu àndulee ca boobule sëy te it yëgguñu fenn seen bëggante ba xëy rek dëgg ne sëy wa takk nañ ko ci publication yu kawtif dal di visité neen nañu
lu ëpp ci internet ya dañoo nakkarlu lool li nga xamante ne ni Astou Dione nangu na ko di nekk ñetteelu Cheikh Yérim Seck naka noonu la ñu koy lynché ci internet bi ñu bëri sax daal di sulliwaat mbirum procès viol bu ñu ko tuumaloon moom Cheikh Yérim Seck depuis boobu ba tey nag Astou Dione yëkkiwu ca benn baat waaye nag ci ab vidéo bu ko animateur bi di dal di rek filmer la réagiré lool ki lee di Astou Dione gannaaw ba mu ko ne daal am nga ñu dee si noonu nag Astou Dione la mu ca xamle moo di daal nit ki soo bëggee dund bu heure faw rek nga daal di lakkatu mu daal di koy xamle bu weesoo loolee mu ne nag balaag ya muy jot reeloo na ko ba mu sonn yile kàddu la si jot réagir waaye teewul ba tey nag ñoo ngay rek ŋàññi boobule sëy gannaaw bañ ci àndulee waaye rawatina nee nañ différence d'âge boo am ci seen diggante ilaa at ya nga xamante ne nii moom la Cheikh Yérim Seck màggee kile di Astou Dione féministes yi tamit daal nañuy fësal seen nakar ci sëy bi nga xamante ne nii fas nañ ko ci diggante ñaari taskatu xabaar yi lee di Cheikh Yérim Seck ak Astou Dione bu 2STV nga xam ne moom la ñuy waxtaanee jamono jile ci réseaux sociaux yi ñoom nag féministes yi baaluñu ba tey baaluñu ba tey benn yoon chroniqueur bi ci mbirum viol benn doomu magistrat bu taxoon ñu condamné woon ko atuba 2012 réhabilitation violekat yi fii ci Sénégal mooy conséquence culture viol bi ci réew mi dañuy punir soxna yu tàggoo neexal criminels yi ci ab réew bu normal day nëbbatu fichier surveillé pauvre survivante pays des vices prédateurs adulé mu xamle ko moom rek kile di féministe bi lee di rek la moussereuse ci ab tweet bu mu def Ibrahima Badiane moom nee na rek lu ñuy dénoncer fii mooy rek lu ñuy normaliser mbirum viol am na ci acte yooyee yuy rek contribuer ci structure viol bi ci fàttali njiitu réew mi Macky Sall gracier ko weeru janvier atum 2014 gannaaw ba mu defee fukki weer ak juróom ci kaso gi ngir wàllum viol Cheikh Yérim Seck dañu ko limaatoon ci beneen scandale sexuel ba mbir moomee defee ay at ca gannaaw li ni mel sax moo poussé ay intellectuels féministes ñu signé woon fi rek weeru novembre atum 2020 benn pétition contre réhabilitation bu médiatique Cheikh Yérim Seck ne warul rek nekk ab chroniqueur ca rek émission bi lee di jàkkaarloo buy daw ca télévision Futurs Médias. Doro Gueye daal dinay bettee mbandeex soxnaam si la di Clara daal di koy décorer ab oto bu bakkane loola la ko daal di rek bettee ak comme kaddu ak ñeenti millions ci suñuy koppar li ni mel nag ba mu ko koy jox mi nga nekkoon ca kanamu Sidi Diop Diamane ak rek Viviane Chidid bu ñu sukkandikoo ci vidéo bu ñu ci def daal di koy biral naka noonu nag la sa artiste ya fa nekkoon di koy wéyalee naan ko new baby de Clara c'est beau di vidéo ba nga xamante ne nii ñu ngi ko biral ci réseaux sociaux yi. kile di Mbacco Ndiaye daal dinay mayeti boppam riir ca soirée ki nga xamante ne nii nag moom moo di Keba Seck la Mbacco Ndiaye demoon sol daal ab rek yére ga nga xamante ne nii sexy na loola gannaaw ba mu ne ñàpp ci yaramam ñu daal di koy découper tamit naka noonu Mbacco yemu ca dafa jóg rek di wane boppam di def lëmbal ci anam bu rek doy waar ba nga xamante ne nii mun nañoo ne yaramam bi yëpp a ngi ne fàng ci biti di vidéo ba nga xamante ne nii tamit def na rek buzz ci réseaux sociaux yi gannaaw ba mu juree commentaire yu bëri di li nga xamante ne nii rek Mbacco defati na ko gannaaw ba ñuy doogee noppi ci ay mbiram. noonu lay xuusee ci xibaaru tàggat yaram attaquant sénégalais bi lee di Bamba Dieng Olympique de Marseille retenir ko rek ngir mu participer ci phase finale Ligue des champions ñu forcé ko nag ngir mu buub ay bagage am dem xooli feneen ci rek saison bi lee attaquant sénégalais bi ay atam toll ci ñaar fukk ak ñaar di ancien joueur jàmbaar daa mujjee des Olympique de Marseille ci njeextalu mercato bi gannaaw loole champion Afrique bi daal dina yëg ne nag du participer ci phase finale am bu njëkk ba Ligue des champions saison bi lee lu ko wundu nag entraîneur bi di Igor Tudor moo décidé bañ a bind turam ci liste ba ñaar fukki joueurs ya nga xamante ne nii ñoom ñoo war a dal di teewee saison bi ci saison bi lee ak Olympique de Marseille wuuteeg nag kile di Bamba Dieng kile di Pape Gueye moom
moom moo ngi ca liste ba tey ci tàggat yaram waaye bi la yoon ak Qatar 2022 bi ak rek naka la FIFA daal di recruter ki nga xamante ne ni moom moo di Diaw Ketchup ngir rek wàllum mondial bi moom moomee nag di Diaw Ketchup daal dinay bokk ci influenceur yu fanweeri réew ak ñaar yu qualifié ci coupe du monde buy ñëw rôle am nag mooy assurer le Sénégal promotion gu ay xew-xewam yëpp si lu ñeel mondial bi ba noppi daal di partager bépp xibaar bu laalee ca boobule mbir wa ilaa ca boobule xew-xew si noonu dina tukki si àdduna bi yëpp ci pavillon gu FIFA Qatar Maroc Côte d'Ivoire ak feneen day participer ci ay opération marketing day côtoyer ay célébrité comme ku ci mel ni Samuel Eto'o Pirlo Kaka Fadiga ak ñeneen ak ñeneen Diaw Ketchup sélectionné nañu ko si yeneen influenceurs sénégalais yu bëri comme ku ci mel ni rek Mame Balla Mbow dañoo njëkk a def ay recherche ci Google mu xamle ko ca observateur moom Diaw Ketchup noonu nee na daal la ñu yemee si suñu ay profil laata ñuy mën ab enquête Fatma Soumaré di secrétaire général FIFA moom moo proposé rek ne ngir ñu jël ko depuis juróom-benn weer mu ngi collaborer ak ñoom mu xamle ko moom moomee di Diaw Ketchup mu ngoog file la ñuy yem ak yéen tey ci Total Buzz lii lañ leen ci indiloon jaajëfal nañ leen bu baax a baax yéen ñu ko doon teewlu fépp ci àdduna gi jaajëfal aussi Thierno mu faree tey ci côté régie gi dig leen daje ba samedi prochain laata loolee am leen week-end jàmm ak salaam jaa ngeen jëf.